www.sangatv.com. jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës procès bu Khalifa Sall kon ma ngay wéy tey nag mooy ñaareelu ay bis bi ñu door boobi procès bi nag ci gàttal sax ñu ne daanu ko yóbbu ba fu mu gën a sore muy nag CEDEAO tey ji nag ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy xelal nguur gi di conseil yi ak ñi farak Khalifa Sall avocat ba nag ci njiitalug maître Ciré Clédor Ly ña nga ba Abuja ca Nigéria ngir nag yeggee fa xeex ba loolee ñu war ko waxtaane kon ca cour de justice bu CEDEAO dinañ ci del seet nu mu gën a yaatoo lu soxal nag fële ca maanaam fa nga xamante ne kon fa la ñuy tabax nag ab cimetière ba sax tabax nañ ko ba noppi waaye nag lañu gis mooy nag coow am na fa gannaaw ba nga xamante ne rek nee nañ fondation Servir le Sénégal dafa daal di bëgg a taxaw nag ngir door ab liggéey foofee door na ko sax muy nag defaraat miir ba wër kon cimetière boobee ca mbaaw loolee nag indi na coow lool ndax ka nga xamante ne moom mooy maire ba ma nga joxañ baaraam tuuma fondation Servir le Sénégal jàpp nag ne ma ngay dugg ci lu yoonam nekkul ndax ki nga xamante ne moom mooy coordonnateur bu APR bu mbaaw moo doon sàkk kon ci fondation boobee ñu daal di rek kon defaraat kon sëkk yooyee askan wa yeewu ca Kenya ab quartier la bu nekk ca Ziguinchor ñoom mer nañu lool ña nga takk sax ay morceau yu xonk génn nag ca mbedd ma di ñaxtu la ñu xamle nag mooy seen quartier boobee amul courant amul poste de santé ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox waaye maire ba nag ma ngay dalal seen xel muy Abdoulaye Baldé nee na nag du yàgg loolu dana am ab programme bu fa door nag programme bi bu jëm nag ci fexe rek ba askan wa foofee mën a jotee ci courant jàngoro ya sida buñ ci taxawul nag dana faagaagal askanu Kaffrine ndax nee nañ tolluwaay ba jéggi na dayoo ndax téeméer boo jël ëpp na benn di dem loole sax ñu gis ni xayma bi ci Sénégal wërngal këpp boo xoolee ci diwaanu Kaffrine kese la fa am nag kon jéggi na dayoo foofee nag ña ngay woote wallu di sàkku rek kon ci kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax jàngoro sida tolluwaay ba foofee buñ gën a mënee ñaax askan wa kon dana ca baax dinañ teewlu ki nga xamante ni moom mooy Omar Xuma moom nag mooy point focal sida bu Kaffrine mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak procès bu Khalifa Sall tey ji nag la ñaareelu ay bis bi tàmbali procès boobee nag gannaaw ba nga xamante ne nag sóobuwaat nañ ci niki ay bis bi weesu nag ci la tàmbali woon ba tey ji ñaareelu ay bis bi ñu dem ba tribunal fekk ji fa Alassane Ba Alassane nuyu naa la. Alassane procès ba door na fuñ ci toll. fi mu toll nii nag fi ñu tolloon démb ak bët démb rek ba nekk ba léegi mooy li wax exception yeeg waa tey ci suba si ba ñuy tàmbalee ñii di avocat maire yu Dakar bi Khalifa Sall ak ay co-prévenu na nekkoon ci bar bi doon waxaat doon yëgal nullité yoo xam ne am na ci procédure bi ba ñu war a annuler bii le procès bi la topp gu ñuy def maire Dakar ñu dellu si waat ci règlement numéro 5 bu UEMOA bi xam ne dafa wax ne nit koo xam ne dañ ko jàpp balaa ñu koo déglu rek war na am avocat bu nekk ci wetam dellu si waat tamit ci incompétence de juridiction bi nee na juge Lamotte ak bureau amuñu compétence yu doy ngir mën a juger bi les affaires tamit dellu si waat ci wax immunité parlementaire dellu si waat nañ ci andi ci waat ci andiwaat ci wax waaye ñii di waa partie civile bu état bi ñoom ba ñu jugaatee am na leen lu ñu wax mooy ne fi mu toll nii lii nii waa avocat Khalifa yi wax lépp nañ waaye ay nësaxal rek la ñoom jàpp nañ ne ci kàddu ak Antoine Diome lépp loo xam ne wax nañ ko rek procureur ba mu yëkkatee kàddu démb tontu leen leeral na leen bu baax ne lépp loo xam ne toppee nañ ko Khalifa juge bi mën na cee tontu avocat français bi nag moom bu représenté nguur gi tey moom xam naa ne ba mu yëkkatee kàddu léegi sax xaw naa merloo avocat sénégalais xaw na leen traité de personne pédant mu nekk loo xam ne avocat sénégalais ñaawlu nañ ko loolu ba maître bâtonnier Yérim Thiam sax
moo jugaat delloosiwaat xel yi ne laaj bi moom da cee mer ba génn sànq ndax moom dellusiwaat na ci procès bi waaye fi mu toll nii daal lenn leen mën a jàpp mooy ne ñu ngi ci bataayu procédure ba léegi daal ñoo ngi ci wax ne est-ce que mën nañ koo juger wala mënuñu koo juger waaye yaakaar naa xam naa ne fii ak suba mbiru procédure yeeg milité yi war nañ ko mën a jeexal ci fat ki ne dem. ma nga ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax lu soxal sax kon mbirum Khalifa Sall ba tey jàppale ni tey ji nag cour de justice bu CEDEAO kon dana ci sëgg conseil nguur gi nag ak ki nga xamante ni kon moo fas yéene teewal maire bu Ndakaaru foofee muy maître Ciré Clédor Ly ñoom fi mu ne nii nag ña nga ca Abuja ca Nigéria ni ñu ko waxee rek ngir waxtaane fa li nga xamante ni moom mooy mbirum Khalifa Sall xeex ba ñu yóbbu ko kon ba foofee ñu daal di kon addu ci leneen muy nag nuñ ko waxee woon comité directeur bu parti démocratique bu Sénégal ñoom nag fas nañu yéene dalal ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew bu France di Emmanuel Macron loolee nag nee nañ ak ay brassard rouge lañ ko fas yéene defee loolee ngir naqarlu nee nañu yorinu njiitu réew mi Macky Sall yoreen boo xamante ni dëppoowul ak yoon ci seen gis-gis naka noonu it fas nañu yéene amal doxub ñaxtu bu yaatu loolee juróom-ñeenti fan lay doon ci weeru février lépp rek ngir wane nag seenub naqar dañ ci ànd ak Habib Faye Modou Diop. ma nga kon du ñàkk ñu dellusiwaat ci muy niñ ko waxee rek parti démocratique bu Sénégal fas yéene nee nañ daal di dalal kon kii di Emmanuel Macron waaye nag ci kaw ay brassard rouge ñu wax nag ci sëg yi nga xamante ne nee nañ mur ba dafa daanu woon ba ñu tàmbali ko tabaxaat fële ca Mbaaw loolee nag indi na coow lu rëy ndax ki nga xamante ni moom mooy kon maire ba dafa daal di rek joxañ baaraamu tuuma fondation Servir le Sénégal ndax nee na dafay dugg ci lu yoonam newul te foofee nag nee nañ coordonnateur bu APR bu Mbaaw moom moo doon sàkku rek kon ci fondation Servir le Sénégal mu dimbali leen ci lu ni mel waaye Descos nag moom dafa mel ni kalaame nañu ba foofu ba tax na sax Descos ci wàllu boppam moom it jël ay matuwaayam ba liggéey boobee mujj nañu koo dakkal kon maire ba la mu amoon bëgg na ko ndax li nga xamante ne jàpp na ni ay sañ-sañam la loolee kon delloowaat nañ ko dañ ci ànd ak Salif Sow Asmalik Diop. doxantu bu ñu doxantu fii ñoom wuute na ak yi ñuy faral ñuy gis ñuy doxantu maire bu Mbaaw moo ñëw ci sëg jullit yu kër Mbay Fall Kambu Tool Jaaja ànd faak mbooloo file tabax bu ñu war a tabax miir bu wër bërëb bile moo indi coow li xaajale ñi fi dëkk moom maire bi nee na dafa am ñu ci dugal seen loxo ci liggéey bi te seen yoon nekku ci kenn sant leen ko jaay doole la boo xamante ni du jàll la wax ñu mu joxoñ baaraamu tuuma mooy coordonnateur APR ci diwaanu Mbaaw di Abdou Karim Sall ak première dame di Marème Faye Sall. ñun ñi ñoo yor maire bi ñoom ñoo fi ne képp ku am idée ku am lu muy def dafa war a ñëw suñun wax ak ñun donc Abdou Karim Sall defar benn projet dem si la fondation Servir le Sénégal muy madame la première dame mu financé ko pour mu ñëw mu murer armeeru Kër Mbay Fall Kambu Tool Diaz nañu ñëw wax ak ñun bu ñu ko soxlaa ñu xool feneen fu ñu koy def moom moo ëpp solo waaye bu ñu fexee ba jéem a arrêté suñu miir bi ñuy def lu fi am aussi nañu xam ne ñoom la kenn ku nekk fa nga nekk kilifa fa nga nekk ci sa biir kër lu fa war a am yaakaar naa soo ko defalut yow la ñu war a tàggu nga àndandoo ak ñoom def ko du ñu bañ ko indi njariñ ci dëkk bi waaye su ñëwee jaaral fi nga war a jaar. ku mu gën a duut baaraamu tuuma bi di directeur ARTP bañ jokkoo ak moom nangoogula yiy yàbbi ci mbir mi le liggéey yi ñoom bañ ko tàmbalee mi waa Servir le Sénégal maire da leen booleeg waa Descos taxawal ñoom lañu fa doon jëf kon léegi maire bi mooy eggali liggéey bi ñu ngi ko xayma ñoom waa mairie bi ci fukki millions ak ñaar ci sunu xaalis nee ñu koppar ya sax yemb na boole nañ ko seen budget 2018. ci Rufisque nañu nag pôle urbain bu Diamniadio liggéey ba nag ñu jàpp ni xëy na bu sottee dana gàllankoor lu bare bari gox yi nga xamante ni ñoo ko wër ci loolee nag Seydou Sall muy délégué général ba moom nag ma nga cay dalal xel yi bu baax a baax moom sax àdduna kon jëmale ci maanaam njeexitalu kon pôle urbain bu Diamniadio mu jàpp ne nag tey ji bu lépp sottee dana doon jariñ ci askan wi moom Seydou Sall ci fàttali moom mooy conseil municipal bu Rufisque ñu teewlu ci Ousseynou Thiam Bira Diagne ci leeral.
gannaaw bañ ko dalaloon ci lii di session bu conseil municipal bu Rufisque Est nag kii di délégué au pôle urbain bu Diamniadio nag di dalal xel yi ci njeexeetalu pôle bi ak collectivité locale yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko wër moom sax xaatim na ab convention de partenariat ak commune boobu nag fexe ba nag lii di opportunité de développement yi am njeexital ci yooyu commune. lan mooy pôle urbain de Diamniadio parce que waa Rufisque yu bëri xamuñ xëy na lan mooy pôle bi lan mooy njëriñam loolu. foog naa ne leeral nañ ko wax également nan la ñu lëkkaloo ak Rufisque Est pour que pôle bi amal njëriñ Rufisque mais Rufisque aussi amal njëriñ pôle bi loolu ne danañ ko tënk ci benn convention de coopération convention bi nag dafa lalu mais lan moo nar a nekk ci biir ci semaine yii di ñëw dinañ ci liggéey bu soobee yàlla. gannaaw ba xelam la ndëmoon lool ci lii di jeexeetalu pôle bi ci lii di commune bu Rufisque Est maire boobu nag tey jii nag daanaka lii di xelam dal na. tey lu bari lu la ndëmoon suñu xel ñun waa Tëngéej leer na parce que wax nañu li nga xam ne moom le président de la république na ma def foofu vraiment ñuy remercier aussi le président de la république Macky Sall ci li nga xam ne moom la jël def ko ci Tëngéej te loolu doon locomotive boo xam ne bi dafay tirer collectivité locale yi nga xam ne ñoo wër pôle urbain bi yëpp. tey ci tey coopération bi nga xam ne moom la ñuy nuyee dinañu permettre ñu mën a def li nga xam ne mooy lëkkaloo boo xam ne bii Tëngéej ak Diamniadio pôle urbain bi dafay doon lëkkaloo bu set bu leer mais aussi moom ay opportunité yoo xam ne Tëngéej dina ko jox Diamniadio. ci ñaxtu yi nga xam ne ni lii di askan wi nga xam ne ni ñoom ñoo fare ca déenu Malick Gueye ñi ngi koy amal jamono yi yëpp Seydou Sy Sall nag ne noonu ñooñu bu ñu tëddee nañu nelaw ndaxte amul benn village rek boo xam ne bii pôle bi nar na koo nangu foofu. ma ngoog kon Seydi Sy mooy may nekkoon invité ganuk conseil municipal bu Rufisque Est ñu dem ba fële Ngagne Diouf arrondissement bu Niakhène la nekk ca département bu Tivaouane foofee nag ñu ne phosphate dafa feeñ waaye buñ ci taxawul nag mu jur coow ndax askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo foofee ak ñi war a liggéey kon phosphate boobee déggoo amul ci seen biir gox yu bari foofee di dëkk ya seen lim nag daanaka toll ci fukk ak juróom-benn ñoom nag ña nga doon manifester. ci liggéey phosphate boobee Cheikh Anta Diop Seylatir. dëkk yu bëri yu mel ni Ngasama Lukuk Laxas Bëggal ak fukki dëkk ak lu teg de ñoom bu ñu sàgganul daañu leen yëkkati di dëkk yu nekk ci commune bu Ngagne Diouf arrondissement bu Niakhène ndaxte fii de dañ fay gis jugement bu am solo bu jëm ci wàllu phosphate. fii dafa am lu nga xam ne daf fee feeñ ñu koy wax phosphate bi ñu fi defee ay exploration ba gis ko ñu ni phosphate bi daal ni mu fi tëddee nii ni mën na 10 fois phosphate bi ñu gis lam-lam ñun tamit ñu kontaan ci. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo doon saytu ak xool nag phosphate bu nu mu toll te fas yéene ko exploité di waa CEPHOS askan wi di yeewoo fii nee nañ amuñu dara loo xamante ne waxtaan nañ kook ñoom ba tekk seen loxo. ba ñu exploiter nos ressources minières mais préalable yi mu laaj nag ñun loolu ci lañ taxaw tey ji di ko jooytu. société d'exploitation phosphate du Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene liggéey ci site bi ñu ngi ciy indi tontu di am luñ ci leeral. kenn mënu développer entreprise bàyyi population yi ñu gëmuñu loolu donc moo tax ñu xam ni incha allah faw ñu juboo parce que ñoom dañ xam ni ñun seen intérêt la ñuy wut ñu leneen lu loolu. fukki dëkk yeeg juróom-benn yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci site bi de dañu fas yéene leen yëkkati nee nañ de nguur gi war na cee taxaw ba phosphate bi ñu nar a génn seen ab gox ñu gis njëriñ li mu am loo xamante ne dinañ ko jagleel askan wi ngir seen ndàmpaay. ñi it seen xol neexul muy askan wi yeewoo ca dëkk bañ naan Kenya nekk ca Ziguinchor ñoom nag ay morso yu xonk lañu takk taalay sondeel di manifester nee nañ nag seen dëkk boobee amul courant amul li nga xamante ne rek moom mooy yoon waaye tamit lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram tamit lu leen jafe la ndox mu sell moom kenn waxaalewu ko maire bu Ziguinchor nag di Abdoulaye Baldé ma ngay dalal seen xel bu baax a baax nee na nag foofee am na programme boo xamante ne nag danañ ko door ci atum 2018 boobee programme boobee ma nga jëm nag ci wàllu courant waaye tamit defar fa ay yoon Boubacar Diassi. takk ay sagar yu xonq wane ay pancarte yu carton waaye it ay sondel yu bari li ni mel askan bu yeewoo ci quartier Kenya bu Ziguinchor daal di taamu ngir wane seen naxar. amuñu courant dëkk yëpp am nañu courant ñun mënuñu am courant fu nekk dugg nañ fa pour am courant mënuñu am courant gis nañu maire Abdoulaye Baldé toog nañu moom ba sonn amuñu courant ñun ñu ngi fii depuis 88 ñu loti fii mënuñu am courant a problème ndox dañ ko am ñun sonn nañ si mairie bi boo xamante daf ñuy dicté du ñu defal dara xam nga lan lañ bëgg président mu ñëw mu jàppale ñu mu defal ñu suñu koñ bi parce que suñu fan ni sonn nañu ñun dañoo sonn. tontuk jaraaf bu Ziguinchor Abdoulaye Baldé.
di leen wax ni que mairie bi mi ngi def ay jéego mais ànd si ak waa Sénélec rawatina soo xam ne réseau boo xam ne réseau existant lañ jënd nañu ay ampoule jënd nañu ay câble pour réhabiliter les réseaux existants mais là loolu état bi ñëw nañ ci fekk si yónnee fi ñaari société beneen bi waa Inde lañ ñu ngi fi déjà di liggéey beneen bi waa Allemagne la aussi dinañ ñëw si fan yi pour quartier bu nekk si biir Ziguinchor dina am éclairage dinañ am couverture un taux de couverture de 100% en matière d'éclairage public. askan wi ne it quartier bi mu dëkk amul yoon. fu mu toll nii boo bëggee taxi da ngay génn fii dem fii ba si 54 bi fële du yoon bu tawee doo génn loolu teguñu ko fenn amuñu poste santé amuñu dara ñun amuñu dara ñun ñu ngi ne amuñu dara maanaam ñu dëkkuñu si Ziguinchor. tontuk Abdoulaye Baldé. dinañ commencé tabax ay tali bees donc dinañ commencé travaux yi surtout joxe nañ déjà ay mise en demeure ñoo xam ne ñoo nekk si voies yooyu pour que ñu jógee fa mais aussi ay bu amee ay ouvrage collectif ñu mel ni ay école ou ay dispensaire bu ñu nekkee si yoon bi aussi dañ koy faral di defaale. quartier Kenya bokk na ci ay gox yu commune bu Ziguinchor yu nekk ci bët sàllum dëkk taax bi rawatina yu nekk ci yoonu Kanteen. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram limuk nag ñi am jàngoroy sida ma ngay yokk ca diwaanu Kaffrine loolee mooy seetlu gi diggante 2016 jàpp 2017 ñu ne nag loolee faaw ñu taxaw ci ndax téeméer boo jël lu ëpp benn kon amee nañu jàngoro joojee te boo ko dee xayma sax kon tooba yées na bu ñu xoolee ci Sénégal wërngal këpp ki nga xamante ne nag moom mooy point focal sida fa fee ca Kaffrine di Omar Xuma àdduna ci moom nag delsi na li waral kon jàngoro joojee yokk ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diamé. Actuellement nii bañ xaymaa at bi ñi nga xamante dépisté nañ leen ñëpp ñu am doomi jàngoro sida ñu rapporté ko ak ñi dépisté mu ngi toll si 1,6% loolu la ñuy wax taux de positivité maanaam téeméer boo jël daanaka ñaar ñi am nañ doomi jàngoro sida si atum 2017 bi. boo ko méngalee ak niveau national doo ko mën a méngale ak taux bi taux de positivité mais da nga fay doon genre alerte pour ngay bàyyi xel ak prévalence bi nga xamante niveau national am na ko parce que niveau national prévalence bi jugee na si 0,7 à 0,5 en 2016 te yooyu ñu ngi ko jëlee si jàngat bi nga xamante ni ONU-SIDA def na ko 2017 kon gis nañ ne mu ngi wàññeeku au niveau national mais au niveau de la région de Kaffrine en tout cas doomi jàngoro bi mu ngi fii gis nañ ne en tout cas li réalité la au niveau de Kaffrine. jàngat li koy lawal fii si région bi gis nañ ne facteurs yu bëri la facteurs yi bokk na ci liñ mën a jàpp mooy Kaffrine dafa doon région bi nga xamante ni fu mu nekkee si Sénégal dafa am frontière ak ay réew lu mel ni Gambie lu mel ni Guinée-Bissau waaye aussi dafa doon dëkk bi nga xamante ni dafa am route nationale bëri ñi fay jaar mu am ay lieux de stationnement des camionneurs fu ñu faral di wax ay ñi nga transporter ñu doon bërëb yoo xam ne ñu bëri dañ fay taxaw mais mu doon aussi dëkk bi nga xamante ni dafa am ay pratiques sonora mooy doon wante bi maanaam nit am soxnaam génn àdduna ñu ne na ko rakkam donn wala nit am jëkkëram génn àdduna ñu ne na ko magam wala rakkam donn donc xeet yooyu noonu te xamoo ki génn àdduna ban feebar moo ko fi jëlee loolu dafa doon réalité si ñun Saalum yi ba nga xamante ni mën na doon facteur yoo xam ne mën na lawal doomi jàngoro si. radiothérapie bi ñu sampoon am na nag ñetti weer ci gannaaw liggéey bi daanaka sotti na li ci des nag bareetul ñi nga xamante ne ñoo ca yëngu di personnel ba tàggat nañu leen kon mën nañ jàpp ni benn pàcc kese moo ci des kon léegi tey faju ma mën a tàmbali ci radiothérapie boobee démb nag am na ab nemmeeku buñ ci doon def ci institut cancer ba nekk ci hôpital Aristide Le Dantec Ibrahima Kane Mardien ña nga woon foofee ñoo ñu gën a xamle que kon appareil boobee di radiothérapie. institut bu cancer bi nekk ci hôpital Aristide Le Dantec lii nag mooy étape bi njëkk ci processus bi ñu duppee irradiation. On va faire ce qu'on appelle une simulation virtuelle. Avec la simulation virtuelle, on a un scanner dédié à la radiothérapie, de marque Hitachi. Et avec ce scanner, on va faire une acquisition des données du patient. ñu installé ko mu tolloog tey ñetti weer appareil bi dina may institut bi ci diir gu yàggul dara mu tàmbalee def li ñu duppee nag ay irradiation ci wàllum paj. tey nag li ñu tàmbale mooy won nañ leen fi ñuy aw bu ñëwee dinañ ko seet ko dugal ko jël ko scanner bi yóbbu ko xool naka la ñuy fajee ba nga xam ne dinañu faj feebar bi sans gaañ li ko wër ba nga xam ne ñëpp ñi ci nekk joxe nañu seen kàddu ba ànd ci ñu doog a jël malade bi commencé ko faj. ci xayma lu tolloog ñetti milliards ci suñuy koppar nguur gi def na ko nag ngir ñu am matériel gu mucc ayib bi rawatina nag xeex ak lii di cancer tey jii nag ñu ngi war a toll ci juróom fukki malade yoo xamante ne ñu ngi xaar seen traitement wante nag radiothérapie du da ngay ñëw rek def ko. dañ ngeen di teg dossier yëpp ngeen xool
xool kan la gën a mën a jëriñ parce que nit ñi mun ngeen bokk feebar mën a bañ a bokk ni ngeen di fajee loolu yëpp da ngeen ngay toog ngeen xayma ko boo leen toogee bay xool ne kii dafa dëkk Kédougou amul fu mu dal Dakar amul mbokk bu ko mën a kii li nga waroon def xëy na ci fukki fan mun nga ko def ci ñaari fan wala ñetti fan li nga waroon def ci ñaari weer mun nga ko def ci ñetti semaine wala ci weer loolu yëpp ngay xool ba mu leer la ba mu wóor la ne lii doo gaañ ki feebar parce que lii ñu amee day faj mais boo ko utilisé wul ni mu waree mun nga lor nit ki. gannaaw paanub appareil radiothérapie bi ak coow li mu jur nag daaw beneen bu mucc ayib sampaat nañ ko fii nii muy tàmbali nag di fonctionner yeneen dinañu ko samp itam ca hôpital Dalal Jàmm ca institut bu cancer bi ñu def ca Diamniadio rawatina itam ci yenn ci région yi. jaajëfal ko bu baax Ibrahima Kane ñu wax nag ci wàllub mbay dem ba Tambacounda fa ñu naan Missirah ci département bu Tamba la nekk foofee nag am na projet bu ñu fa samp global business la ñu ko duppee projet boobee nag di yëngu nag ci wàllub mbay nee nañ lu toll ci 200 hectares kon moo fa ne loole nag tax na ba ñu daal di jël ay ndaw itam ñu liggéey ca seen lim nag toll na ci 700 ak fanweer ak juróom-ñett ci agent yoo xamante ne jël nañu leen ngir nag ñu liggéey ca projet boobee. Gouverneur nag bu diwaanu Tambacounda demoon na rek nemmeeku yooyee projet nee na nag nguur gi dina taxaw ci gën a gunge kon ñi nga xamante ne ñoo fay amal ay yëngu lépp nag ngir xeex tukki gu leewul gi ñu duppee immigration clandestine dañ ci ànd ak Moussa Omar Gueye. tool yi nga xam ni ñu ngi fële ci Bira nekk ci zone tampon bi fare ci parc national bu Niokolo-Koba nekk ci biir commune bu Missirah ki nga xam ni moom moo ko financé muy Djibril Mar Diop def na fa luy toll ci milliard bu manqué aslëf daal dina recruter luy toll ci 700 agent ak lu toftalu ci diiru ñaari at yi nu génn gouverneur El Hadj Bouya Amar daal di amal benn tukkib nemmeeku ba dem ci tool yooyu nekk ci Bira yaatuwaay bi war a toll ci 200 hectares. 700 xale. te juróomi téeméeri xale yi parce que 200 yi waaw dañu am contrat de travail boo xam ne inspecteur du travail moo ko signé beneen bi aussi bu am solo mooy tey pare na pour jël 100 xale yi nga xam ne dañ demoon li def li ñuy woowee wàllu immigration clandestine bañ daal leen delloo am na sax ñu fi nekk xam nga jël ngeen sax ñu fi nekk ñoo xam ne tey sax vraiment seen ambition mooy loolu et puis beneen wàll boo xam ne tamit monsieur Diop def na ko tey booy xool ñëpp ñi nga xale yi nga xam ne ñu ngi fi liggéey tey chaque mois daf leen fay mais fi lañ dëkk moo leen jox ñu añ moo leen jox ñu ndëkki moo leen jox ñu reer moo leen dëkkal te fii indi na fi courant indi fi ndox indi fi lépp. li ñu tànn Tamba ngir amal fi projet bu mel nii nekk na benn dëkk boo xam ne ñu ci bëri fii la ñuy jaar ngir dem ci mbëkk mi am na ñu ci ñoo xam ni fii la ñuy déparé ngir dem ci mbëkk mi mooy Djibril Mar Diop nee na dafa taxawee temb ngir indi formation muy sëkkub lël ak xëy ñeel waxambaane yi. xeex immigration clandestine bi xeex li nga xam ne mooy jàmmarloo ak braconnage li nga xam ne tamit mooy li nga xam ne dañu bëgg dem te xamuñu fu ñu jëm. gouverneur bu Tamba El Hadj Bouya Amar xam leen ne ni nguur gi danañu def seen kéemtalaayal kattan ba jàppale waa global business waaye global business moom itam ci wàllu boppam moom dana fexe ba daal di nag indi ay xëy ñeel waxambaane yi nga xam ni dañu doon bàyyi seen xel lu jëm ci wàllu mbëkk mi ñooñu ñëpp daal di toog ngir tekki fii. ñu wax ci tàggat yaram ak mbootaay gi ëmb taskatu xabaar yi yëngu ci mbirum tàggat yaram ñoom nag fësal nañu kon li nga xamante ne nag moom moo xew ci coupe du monde bi ñu war a amal ci Russie 2017 lu soxal nag Russie 2018 may jéggalu lu soxal nag ci accréditation yooyu maanaam war a jak jox taskatu xabaar yi sañ-sañu ñu dem nag daal di couvrir kon boobee xew-xew génn na fanweer ak juróom ci accréditation jot nañu ko lu toll nag ci fukk ak juróom-ñaar la ñu jagleel presse écrite juróom yi ñu ngi ko jagleel site yi waaye ñu ne am na ay télévision ak i rajo yoo xamante ne ñu nga doon sàkku ay accréditation waaye dañu leen ko lankal ñu teewlu Bamba Kassé moom mooy secrétaire général bu mbootaay googee ci micro Pape Fara ñi ngi Pape Sangone Mbaye bi leen ko waxee FIFA nangul ñu ko yokk lim bi nga xamante ni joxoon nañu ko mu jàll jóge ci ñaar fukk dem ba ci fanweer ak juróom ñaar fukk ak juróom accréditation pour média presse écrite internet inclus ak fukk accréditation yoo xamante ne pour photographe yi nañ ko jagleeloon maanaam nataalkat yi ba ñu defee loolu jot nañ lu ëpp ñeent fukk ak lu teg ci ay demande maanaam ay nit ñoo xamante ne dañoo fësal seen yéene ne dañoo bëgg dem coupe du monde ba ñu demee ba ci cappaandaw ga ñun li ñu njëkkoon jàpp mooy benn
bu ñu amee premier tour de table bu ñu koy def média bu nekk benn journaliste benn média am na ay média yoo xamante ni nanguwuñu leen seeni demande lu tax nanguwuñu leen ko mooy dangay gis média boo xamante ne rajo la wala télé FIFA lu wax lu leer dafa ne accréditation yi presque écrite la ak photo. ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéene kaay Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ciy àndal. jërë ngeen jëf askanu Ndar géej ci démb tël-tëli nañu borom bu bël ba l'observateur nañu dëkk ba tàngoon na jër bil yéene kaay bi Fallou Diakhaté di benn mool bu dëkk Ndar demoon nappi garde-côte yu Mauritanie yi fetal ko mu faatu mbir moomee moo ñuluk waa Ndar Fallou Diakhaté xale lu góor la lu toll ci fukkeet ak juróom-ñett keroog samedi dafa demoon nappi yegg ci waaxi gànnaar yi garde-côte Mauritanie yi fetal leen Fallou faatu ca Guet Ndar Langue de Barbarie ak yeneen quartier ca Saint-Louis yéene kaay bi dañu gaañi loolee lañ doon manifester dañoo soloon seeni t-shirt yu xonq boole kook takk sagar yu xonq wàccoon ca mbedd yee doon manifester saaxee nañu fa sax ay bitig yoo xam ne ay naara ko moom ca dëkk ba caxatee ko takk der yi journal bi dañu ñoo wax ca ñoom force de l'ordre yi yéen a kaay bii di l'observateur tegal ñu ci ne ba ñu demee bëttale ci situation bi l'armée bi la ñu woo ñu ñëw renfort leen Le Quotidien nañu Ndar géej yëngu na démb seen doom ji ñu boom mu di nappkat bii di Fallou Diakhaté moo waraloon dëkk ba salfaañoo journal bi nañu ak fayantoo sax la naroon a jur ndax yàqate nañu ay boutique yu nekk ca Ndar yoo xam ne ay naara ko moom journalu groupe Avenir Communication bi boole kook tegal ñu ñetti nataal yu ñuy wan la xewoon démb ci diwaanu Ndar président de la République bu Sénégal di Macky Sall kaddu yi mu yëkkati ci mbir mi Sud Quotidien xëy ko tëral ci xëtamu njëkk journal bi dañu Macky Sall yamu rekk ci yónni ministre de la pêche di Omar Gueye ci président Abdel Aziz ne ci Éthiopie ga mu nekk fa la yëkkatee ay kaddu di ñaawlu le xew ci mbiri nappkat bii di Fallou Diakhaté Macky Sall ne taxaw di seetaan ñuy fital suñuy citoyen loolee moom du mën a wéy keneen ku ko naqarlu it Sud Quotidien nañu moo di ministre de la pêche di Omar Gueye ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yam boole ceekit dalal xelu askanu waa Ndar xamal na leen ne bu leen dara naqare li xew dinañu ko lijjanti ba mu ne cok l'observateur Quotidien ak Les Échos ku ci nekk ci ñoom xëy ci xëta mu njëkk li président Macky Sall wax ci mbir mi mu di mëne suta toog di seetaan ñuy fital suñu askan Soleil national nañu moom président Macky Sall teg na ci di sàkku ci ñaari réew yi mu di Sénégal ak Mauritanie ñu toog waxtaane napp gi lijjanti ñëgg-ñëgg yi leeral lépp ba lu ni mel dootu fi amati La Tribune nañu wax ji moo di bayal geek masla gi moo dem ba jur musiba mi réew Mauritanie nekk ni mu dëkkee réew mi Quotidien moom xàmmee wu kook nit ku yor sawara di ko fowee source a mel ne ku naan ko dañuy font rek ne Fallou Diakhaté mi faatu moo bees waaye du guléet garde-côte yu Mauritanie di rey mooli Sénégal yi source a nañu daaw rek mu di 2017 amoon na fi ñetti mool yu ñu fetaloon ba kenn ca ñoom faatu amoon na fi gaal gu ñu fi diiroon jàppoon ca téeméeri mool ak fanweer ak benn jël ñeen fukk ya mbogo leen delloo si leen ci réew mi te situation bu ni mel daanaka ñaar fukkeet ak juróom-ñett ci ren Sénégal ak gànnaar di ko dund ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye yéenekaay bi nañu moom am lu ko metti ci mbir mi moo tax néew Fallou Diakhaté laalu ko dane ginnaaw Mauritanie ñoo ko rey nañu ko autopsie ba pare soog leen koo jox te jëf ju ni mel ñu yamale ko fi basta doy na sëkk anki dina kay nañu moolub Guet Ndar bi garde-côte yu Mauritanie yi faat yëf yi mujjee naa doon une affaire d'état ñaari njiit réew yi ñoo ko nar a lijjanti la Sénégal xëy dëggal xibaar boobee président Macky Sall ak président Abdel Aziz bu Mauritanie jël nañu problème bi gàddul ko seen bopp fas ko yéene régleel seen bopp Vox Populi nañu lu ëpp tuuru loolu la waa Ndar wax moo waral waa Guet Ndar manifester démb manifester gu tàng jër ñaawlu seen doom ji ñu faat ak anam yi ñu ko faate yéenekaay bi nañu li ñu naan kundobin jeexal say mbokk foo séenee lu ñuul daw moo waral réewum Sénégal jël ay matuwaayam ne dana dem ba ci digg géej ga ci frontière Sénégal ak Mauritanie mu teg fa am navire de guerre ngir muy sàmm ak protéger mooli Sénégal yi Vox ne ñu Ndar yëngu na Macky Sall fipp na président Abdel Aziz mi ngi jéggalu ñu des ba léegi ca dëkkub Mam Kumba Bang ba di Ndar ak leneen coow lu fa amaat bi leen Direct Info njiit réewum France di Emmanuel Macron war a gane ci Sénégal war a dem ca Ndar Ahmed Fall Baraya bu Parti démocratique Sénégal mi jiite comité d'accueil ba indi na ca coow gaay yi mu bokkal Parti démocratique Sénégal yéene kaay bi nañu dañ ko caamere noppeek pat gi comité directeur bu Parti démocratique Sénégal àndal ci yëf yi jaaxal nañu bari direct dem sax bay laaj ndax yëf yi du ab dil bu ñu nasee ca kaw ci kaw loolee ba tey journal bi di Direct Info nañu Ahmed Fall Baraya wuute ku bëgg a fabu wutali Macky Sall est-ce que awul yoonu jóge Parti démocratique Sénégal dem ànd jeeg nguur gi Emmanuel Macron njiitu réewum France ci Sénégal l'observateur xëy nañu xamal ci xëta mu njëkk ni mu fas yéene doxalee ak nganam mu di Assane Dame moom Emmanuel Macron ak agenda bu soxnaam di Brigitte Macron Khalifa Sall ay mbiram danañu ko waxtaanee ci Abuja tey ji ci suba gi la Sénégal moo ñu ko wax
dossier mbay tegee ca taabali cour de justice bu CEDEAO gaañi tey ji la ñu koy waxtaane procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye ne ci Vox Populi maa ko waxoon maa ko waxaat te danaa ko waxaat xaalisu caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Khalifa Sall jël na ci nañu jëlaat l'observateur combat bi fi woon la xëy jëlaat di ko waxtaane ak di ko débriefing Modou Lo mi jëloon ndam li ci kanamu Lac de Guiers 2 ne ci journal bi combat bi su ma ko gañee yàlla ak Yaxya Joob Yékini la moo ma jox kele yi tax ma am ndam ci kaw Lac de Guiers 2 ci lasinekaay mun nañu fa Yékini moo daan Lac de Guiers 2 waaye du man sunu lamb record ak enquête ñoom ñëpp xëyee kàdduy Modou Lo yooyee ci Vox Populi Modou xarañ loo nañu fa Lac de Guiers 2 dafa meloon ne ku ragal Yékini mu ne jàpp na ci combat bi bu baax a baax Les Échos nañu xarañ loo nee na consigne yi ko Yaxya Joob Yékini jox loole rek la bëre moo tax mu am ndam mu teg ci ne ponkal mu toll ne Lac de Guiers 2 bu taxawee di bëre te jëlul benn initiative bëreek moom du yomb man Modou Lo c'est fini dootuma bëreeti ak Lac de Guiers 2 Tapha Tine ak Bombardier ku ñu ma ci jox ma jël Le Quotidien nañu Lac de Guiers 2 nee na dafa fattu woon suufa duggoon ci bët yi Lac de Guiers 2 ne ñu ci xët mu njëkk l'Observateur man maay mbër mi ñu gën a bañ ci arène bi moom kenn bëggul di Lac de Guiers 2 ñu fekkaat ko ci Les Échos mun nañu fa parparloo gi am ci lambu ji mooy góom bi nar a yàq lambu ji li may ñaan CNG man Lac de Guiers 2 mooy xaalis bi ñu ma dagg nañu ko jox Mbaye Guèye ak Birahim Ndiaye ndax xam naa ne maa leen di déranger. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm.